Chers téléspectateurs de la télévision Futur Média mbégte la ñuy am saa su ne di leen présenter li nga xamante ne mooy seen magazine Alam bi di continuer nag sujet boo xam ne tàmmali woon nañ ko semaine dernière muy li nga xamante ne mooy la zone des Niayes en voie de disparition. moom dañuy encourager état rek ci mesures yi mu jël mu gën ko yokk gën ci taxaw mu am suivi ba nga xamee ni li fi des ñu mën ko conserver. ñi nga xam ne dañuy pomper nappe bi ñu wàññi li ñuy pomper. bu ñu amul ndox boobu bu ñuy defal tampon dinañu ñi dëkk autour dina tàng boo xam ne vraiment dinañu ut fu ñuy dem. pour sàmm ñaay boobule wala éviter mu naax saay dafa expert yëpp nee nañ dafa laaj ay solution yu stratégique looloo waral tey ma am ay invité yu stratégique pour génne lépp loo xam ne solution yu stratégique la yu état du Sénégal jot a teg wala nar a teg ak lan mooy gis-gisu ki nga xamante ne mooy sama premier invité directeur général de l'horticulture monsieur Macoumba Diouf gis-gisam ci état des Niayes boobule. Ne bougez surtout pas, c'est tout de suite. Ça marche. Monsieur Macoumba Diouf, vous êtes le directeur général de l'horticulture nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Yacine di la gërëm ci sa visite sa nemmeeku aussi di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice yu limu yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ci réew mi ak ci diaspora bi te di suivre sa émission bu am solo bi nga xam ne moom lañ tuddee Alam bi. Il y a 15 jours de cela annoncé woon nañ la bi ñu paree li nga xamante ne mooy benn diagnostic bu njëkk laa ko mën a wax ci zone des Niayes bi mais principalement ñoo ngi demoon fi nga xamante ne mooy technopole nga xam ne mooy pàcc bi ñu njëkk a jël récemment dafa am en 2019 benn décret 2019-748 bu érigé zone boobu en zone naturelle urbaine tey lan moo si sa jàngat ci loolu. jërëjëf soxna Yacine wax nga dëgg décret boobu dafa doon mëtuwaay bu am solo ba nga xam ni son excellence monsieur Macky Sall président de la République moom moo ko jël li tax ma ne la mëtuwaay bu am solo la mu ngi jógee xëy na ci ki ko jël waaye it mu ngi jëm ci ndar képp ak xam bu leer bu mu xam solo yi li tax mu jël ko mooy aar ñaay bi xëy na ci grande ñaay la porté nga xam ne zone bi tax mu ñuy wax daanaka 300 hectares la nga xam ni yëngu yu bëri moo fay am mais en réalité esprit wu décret bi muy décret 2019-748 du 29 mars 2019 bi président de la République jël esprit bi dafa couvrir ñaay yëpp mooy diggante Ndakaaru ba Buntu Ndar ci téeméeri kilomètres ak juróom-ñetti fukk ci guddaay ak ci yaatuwaay diggante géej gi ak jéeri ji fanweeri kilomètres kon bande boobu bu 180 kilomètres de long et 30 kilomètres de large moom moo tudd ñaay esprit décret bi couvrir Grande Niayes dama jàpp ni dafa couvrir ñaay bi yëpp lu tax mu am solo parce que ñaay soxna Yacine dafa nekk li ñu mën a tudd pour les écologues li ñu mën a tuddee biotope xam na laa ko mën a firndee ci wolof mooy bërëb boo nga xam ni bërëbu dundukaay la boo nga xam ni nit ki mala yi daanaka mala yi mooy jur gi ñuy yar ak mala yu
sewaan yi nga xam ne daanaka nit ki jàpp na rab yi nga xam ne jàpp nañ sax yàq la ñuy def te fekk am nañu njëriñ bu mag ci axlam bi bërëb boobu nga xam ne ñoo ñëpp dañ fay gis seen bopp ci seen dundin bërëb boobu kenn da ko mënta sos feneen Yacine ci Sénégal te amul feneen ci Sénégal est-ce que xam nga ne Yacine am na ay picc yu jóge Europe di ñëw technopole fii at mu ne comme ni mu amee fële juuj di fi nen si di fi jur si pour dellu loolu nekk richesse boo nga xam ne kenn xamul li mu toll tourisme naroon naa ko fàtte ci wàllu koom-koom xëy na ni dafa siiwul ci ñu bëri rek mais am na ay touristes yu ñëw fii technopole moo leen di tax a jóg dañ fay ñëw pour napp si dañ fay ñëw pour seetaan si yore seen ay jumelles di seetaan picc yi jóge Europe mais loolu ñaay rek moo ko mën soxna Yacine kon président de la boo xamee ne au plan c'est pas fini foofu laa waroon njëkkee d'ailleurs poumon vert bi fi nekk di soppi ngelawu jaww ji di tax ba vraiment pollution bi du ñu gaaw a sonal kon loolu rôle écologique boobu à côté du rôle ou des rôles économiques yi ma la wax te mënoon nañ cee dem ba mu gën a sori xëy na ci biir waxtaan dina ñëw loolu le président de la République Yacine xam ba jël mesure boobu mu jël. mu nekk lu am solo ba passé ñu demoon Technopole chers téléspectateurs de la télévision Futurs Médias Technopole Pikine 180 kilomètres la tey ñu war a waxtaanee les solutions stratégiques par rapport à la préservation de l'agriculture dans cette zone ana nan la taxawee yan solution stratégique la ñu war a mën a teg en place que tey si ban zone des Niayes si ban zone exactement nga ñuy yóbbu pour ñu mën a waxtaanee solution yooyu la. tey ñu ngi dem ci. zone su ma doon wax zone dama naan zone Kayar la parce que sorewul ak moom dëkk baa ngi tudd Ndoxop foofu la ñu jëm li tax nag mooy foofu maraîchage grandeur nature moom lañ fay def te jafe-jafe yi ñu tuddagum ak yi ñu tuddagul te nar ko faa tudd def fa fës gis nañ fa it di nga gis it ni fa mbay mi amee solo ba tax ñu war koo aar loolu ñoom it daañ la wax à part boobu jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ fa gën a gis ñu waxtaan ak yow ci saafara yi ñu gis ne moo koy mën a dindi. kon ñu dem zone des Niayes encore tey wetu Kayar la ñu dem xool nan la fa mbay bi tëddee mais aussi constater agression bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci bande de filao boobule njëriñam rek mooy téye géej gi te daanaka ni mu fa demee xaw na doy waar ñu dem Kayar. ñoo ngi fii ci village de Ndiokhop nekk ci commune de Kayar département bu Thiès waxoon nañu leen ko zone des Niayes de Dakar la ba Saint-Louis ñu ñëw ci département de Thiès plus précisément village de Ndiokhop ñëw rencontrer ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi dafay baax ndax ñoom ñooy jànkonteel tey effet changement climatique yi ak jafe-jafe yi nga xamante ne changement climatique boobu def na ko ci nit ñi bayee
dinañ ci ñëw bu baax a baax ma ànd fii avec le directeur général de l'horticulture découvrir zone bi xool yan type de mbay lañ fiy mbay ak yan solution stratégique la état du Sénégal fas yéene teg tey war a dem aussi visiter tuuti fi nga xamante ne mooy bande de filao yi yan agression lañ ciy def ndax ñi fi dëkk ñoo koy dagg wala dafa am ñeneen ñu fi ñëw di ko dagg ndax ñi fi dëkk xam nañ solo ngarab googule dinañ ko détailler bu baax a baax léegi la ñu tàmmali ak visite bi ma fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñooy baykatu village de Ndiokhop Géej commune de Kayar département de Thiès. Abiba nuyu naa la yow agriculteur nga fi nga xamante ne mooy village de Ndiokhop yan jafe-jafe ngeen am principalement ci mbay bi. problème yi njëkk am côté yi moom mooy maanaam changement climatique bi surtout gàncax yi nu muy amee problème ak ndox mi léegi daa commencé changer. su ma comprendre jafe-jafe bi ngeen njëkk a am mooy ndox bi dafa am xorom. ndox mi dafa am zone yoo xam dafa am xorom bi daal xaw nañu sonal ci zone bii nii trop. ndax lu daan am la. non xorom soosu wala dafa tàmmali lu yàggul dara. non depuis 2016 yooyu. lañ ko commencé gis fii depuis 2016 nag lañ commencé bu njëkk loolu amul woon. parce que boobu ay teen ngay gas teen ciment ñaari mètre nga jot ndox. dañ ci daan liggéey depuis nag ñuy moderniser mbéy bi nag di indi ay moto pompe léegi nag xam nga da ngay soxla ndox mu bëri da ngay gas nag di gën a xóot ba dab beneen napp boo xamante ne mosoo ko xam loolu nag moo ñu indil lii xam naa ne. kon da nga jàpp ne li ngeen di utiliser ci ndox moo bëri boo xam ne. dafa dem ba laal napp bi am xorom. waaw dafa dem ba laal napp bi am xorom nag léegi nag gàncax yi boo defee gàncax day am problème maanaam ni nga war a am rendement doo amee noonu rendement da ngay mujj def investissement bu bëri ci ndox mi def investissement bu bëri encore ci matériel bi. ci wàllum environnement nga xam ne tey laal na gox gu ne laal na ñëpp ana lan nga jàngat ne bokk na ci li tax tamit xorom si gën a ñëw ci seen bay yi tey. problème environnement itam am nañ ko. ndax heure yi bu dee gàncax boo ko defee heure yi de am loo xamante ne mooy jóge ci géej gi di wàcc li ñuy wax nees maanaam gàncax bi waree dund ñetti weer day dund 2 mois 10 jours après mu def li muy def mu jeexal parce que dina des lu mot au mois moom ci boobu lii des foofu nag bu delluwaat woon ci gàncax bi ci lay ëpp rendement mais nag day gaaw a jeexal nees moo koy rey quoi mu jeex. jamono yii depuis 2016 jëm léegi moom. jamono bii ma ci lañ ko gën a constaté quoi da ngay gis toolu pomme de terre nga def ci 4 millions nga jëm ci banque bi ñu lebal 4 millions nga def ci war ci seen waat lu mot lu ëpp loolu lu duubal ñetti yoon mais boo ñëwee mënoo sax li nga ci def ci intrant du génn ndax balaa muy génn il faut gàncax bi dem ba ñor loolu nag changement climatique balaa gàncax bi di ñor fekk moom rey na ko mu dee heure bi quoi problème yooyu dañ ko am ak problème ndox mi. léegi tool bi nii lan moo ci nekk. bii. waaw nees bi moo ci nekk. waaw léegi dafa dama dégg ngeen ne dafa yàqu. jaratu la rosé. nees bi xam nga bii ak gul fi mu waroon a àgg. ak gul appa normalement waroon nañ ko tous fii 20 jours waaye nag nees bi moo ko lakk ak ndox mi. ndox mi neexul ñaareel bi nees bi mu am ci. léegi dafa mel ne dafa yàqu complètement. yàquwul complètement de non. waaye nag ni mu waroon mel. du ko mel quoi. waroon am tey 10 tonnes. parce que dina feebal ay 5 tonnes yooyu wala comme noonu lay def. léegi damay dégg ngeen naan ko jaratul arrosé lu tax. waaw xam nga dégg na fi mu nekk nii boo ko roosee fi mu nekk nii mën na doom yi mën na am lu yàq.
mooy neige bi. waaw léegi neige bi lan la koy def. da koy jàpp ni muy wow bee mu dee. ba mu dee lii daal jaaxal nañu lool. kon est-ce que du géej gi dafa gën a jege si ndax dune de sable yi dafa mel ne aussi dañ ko tibb ak garab yi ñu dagg. day avancé di ñëw waaye nag moom. day gën a avancé. waaw moom daal ginnaaw ndox mi daal lii moo ñu gën a nekk fii suñu jafe-jafe. biñ ko daggee ba pare. dañ ko waroon jëmbaat nañ ko. waaw jëmbaat nañ ko. mais dafa feeñul fenn. waaw dafa dee. kon li daa tawul loolu moo tax. Monsieur Macoumba Diouf ñu ñëw si site Ndiokhob constaté fi li nga xam ne daanaka moom la ñu jotoon a observé si zone des Niayes bu Pikine mais fii beneen type de problème lañ fi fekk muy li nga xam ne avancé géej gi dafa laal bu baax li nga xam ne mooy mbay bi air marin bi da koy rey lu war a def 3 mois 2 mois lay durer. mu nekk lu doy waar mais laata sax may dugg ci point boobu na ma bëgg a ñëw ci liñ fi fekk muy déboisement bu metti boo xam ne population bi nee nañ jéem nañ ko defaat mais ak taw beeg loolu mu mel ne garab boo dagg saxalaat ko du doon lu yomb. effectivement fi ñu ñëw nii gis nga fi ni bande de filao ci Niayes yëpp mu ngi dalee Ndakaaru jëm Ndar topp leeru géej gi dañ ko def ca njëlbeen ci cosaan dañ ko defoon pour aar population yi seen dëkkuwaay mais aussi surtout seen yëngu bi leen di jox koom-koom muy mbéy mi fii boo jógee ci géej gi ñëw fii rek da ngay gis ni ñuy wax cuvette maraîchère li ngay gis ni suñu ginnaaw yëpp ay cuvette la te bu du woon bande des filao bi mooy garabu filao yi ñu jëmbat nga xam ne màgg bi dafa gaaw te day gudd ci kaw bu ngelaw li téyee daf koy mën a dëkk bu ñëwee dafay mën a dëkku ngelaw li ba ngelaw li du tibb suuf si yóbbu ko li ñuy wax érosion éolienne li baax ci suuf si du ko mën a yóbbu du jël suuf si sol ko ci cuvette yi mooy bërëb yi ñuy bee kon dina aar yëngu boobu kon xam nga aar Niayes dafa ànd ak kon aar bande filao yi nga gis fii niñ ko wonee mu am ay bërëb ay place waaye rek ci gàttal liñ bëgg a woon rek mooy naka la mën a wàññee koom-koom wala liggéeyu ñiy béy fii ndax dégg nga fii ñu lay wax ndox mu commencé naqari mais ndox mu naqari moomu mais filao yi ci boppam mën na dékku nag xorom ba yenn niveau yi waaye moom sax du ci mucc moo tax ni ñuy utiliser ndox mi doon lu jar a bàyyee xel moo tax nguur gi mu ngi ciy def effort yu bari ci projet yi ak programme yi te suñu yéene mooy li ñu ci def xeeb nañ ko président de la république loolu la santaane ministre de l'agriculture loolu la santaane mooy lan mooy ñu gën leen a jàppale ba ñu am ay jumtukaay yu tax ñuy jël ci ndox juste liñ ci soxla mooy kit d'irrigation goutte à goutte. mais dafa am aussi ay questions yoo xamante ne jot nañ ci waxtaan laata ñuy ñëw fii. muy ay questions yoo xam ne yu soxal askan wi la ndax tey zone boo dem ci Niayes bi yaatu na mais comme ñoo ngi Thiès dañuy profiter wax li nga xamante ne moo xew Mboro te ci zone des Niayes bi la mu am fa exploitation de zircon boobule mu nekk benn menace ci li nga xamante ne mooy Niayes bi fa nekk ak agriculture bi ban façon menace la ak lan moo si sa xalaat. boobu aussi menace la ñu koy wax pression foncière
maanaam yëngu yi nga xam ne dafa ñëw fekk si mbéy mi daanaka bëgg a xëccoog moom suuf si nga xam ne mbéy moo ko taxoon a jóg. pression foncière boobu ci jafe-jafe yi la bokk te nee naa la président dànkaafu na ko ki jël décret ne fii kenn dootu fi def lu dul mbéy kooku wàcc na. li des mooy administration bi service technique yi ku ci nekk sa cër nga taxaw ba motale li président santaane ca gox ba nga féete ak ca cër bañ la féetale ñooñu ci am wàll yëpp nañu taxaw ba pression foncière boobu arrêté ndax sinon jafe-jafe bi ci Sénégal la jëm man noonu laa ko mën a gisee parce que ku fi jël suuf su yaatu pour def ci leneen lu dul mbéy mais dañ la koo jox maanaam ñëw rek jël ko am na ku la ko jox dama jàpp ne ki la ko jox waxuma ne waru la koo jox waru la caa jox lu remettre en cause li président bëgg ci plan Sénégal émergent. ak loo xam ne mooy jëmale kanam gi askan. jëmale askan wi kanam ak lu ñor sénégalais yi mais su ma ñëwee fii di Ngomen. foofu am na ay industrie yoo xamante ne industrie cimenterie lañ koy wax yoo xamante ne forage yi ñu def dafa ëpp ba nga xamante ne ndox bi dafa commencé di wàcc bu baax a baax ba mbaykat yi am fa problème loolu lan moo si sa gis-gis. effectivement côté Ngomen xam naa ko bu baax parce que am na fa benn ferme bu fa Reva defoon te mu tudd tey Anida ferme Anida nga xam dañ koo defoon pour téye ndaw ñi. ci kaw gi ñu toog seen dëkk téye soxna yi Yacine lu am solo laa la bëgg a wax ci dëkk boobu muy Ngomen pour wax la gravité wu phénomène boobu fa am mooy ndox mi nappe bi dafa wàcc ba léegi teen ya fa nekkoon wala forage ndox ma jotee tuñ ca nañ ca doon jotee ba ferme ba dafa arrêté lii nga tudd nii il y a 2 ou 3 ans la commencé mais xoolal gravité boobu. lu ko waral ñun dafa am benn usine bu nekk ci wet gi cimenterie boo nga xam ne li muy pomper ci ndox dafa bari ci li ñuy joxe parce que man awma éléments yi mais explication yooyu laa fa am ba mu wàccee nappe bi ba ndox mi doyatul ba tax exploitation bi ferme bi mënatul a fonctionner normalement xëy na du loolu rek mooy jafe-jafe ba mais loolu ca la bokk kon Yacine gis nga ne la gestion durable de l'eau ci Niayes bokk na ci aussi ci li mën a préserver Niayes. saafara bi il faut ñu associer ci industriel yooyu ñoom it ni investir pour seen liggéey mais dañoo war a investir noonu au nom même de la responsabilité sociétale des entreprises maanaam te ñooñu am jafe-jafe ndox ñoom dañu leen war a assister pour ñu am ndox mu doy pour béy pour ñu continuer nekk seen wet di liggéey li ñuy liggéey mais mënuñu nekk bërëb rek di liggéey seen njëriñ di ci génn. ñu fàtte ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk loolu bokkul aussi ci li nga xam ne dina dooleel koom-koomu réew mi ñu gis ne pour sauvegarder Niayes de manière durable il faut nga régler problème mu disponibilité ndox ak gestion wu ndox ci triangle boobu ba ñun fi mu nekk par rapport au forum de l'eau bii di ñëw soxna Yacine ñun suñu proposition ñun ministère de l'agriculture à travers la direction de l'horticulture bokk na ci xelal nguur gi mu taxawal benn société bu ñun SONAN lañ ko tuddee société nationale d'aménagement n'est-ce pas et de gestion des Niayes. tey ñun engrais yi ñuy utiliser tamit doon engrais chimique dafa am lu mu jot a def ci suñu suuf si lan mooy sa gis-gis si li nga xam ne ñoo ngi koy dégg de plus en plus muy engrais bio boobule. waaw engrais bio boobu daanaka bokk na ci ba léegi rek ci solution yi ñu wax waaw parce que xam nga engrais conventionnel mooy engrais chimique. moom lañ gën a utiliser ci gox bi waaye gis nga ne président de la République yëkkati na initiative bu ñuy wax plan Sénégal émergent vert koy wax PSE vert président dafa woote aussi loolu ñuy wax agroécologie ñu gën ko tuddee gën ko miin ci transition agroécologique transition la parce que mënoo tëb rek jóge ci agriculture conventionnelle arrêté loo nit ñi li ñu daan def ñëw def loo leen agroécologie mooy mbéy mu sell nga xam ne du indi
du am tooke di nga am engrais waaye engrais organique boobu ngay wax engrais bio ñu tuddee ko gën ko tuddee engrais bio moom ngay utiliser loolu li tax ma ne ci solution yi la bokk day gën a aar suuf si li ñuy wax base productive suuf si day tax mu gën a dund gën fi yàgg nga ciy béy di am ay rendement yu baax contrairement à bu fekkoonte ni engrais chimique rek kese tout le temps ngay utiliser. kon yow engrais bio bi looy encouragé la. waaw tout à fait lu may encouragé la parce que dafa bokk ci liy permettre ñu développer li ñuy wax agriculture saine et durable. ma di la remercier di la wax mot de la fin ba beneen yoon. kaddu cant aussi lay doon pour ñun jëmale ci yow ak ci TFM ci solo yi émission bi ak aussi effort yi ngeen di def pour ñëw fekk suñu ci suñu milieu travail. J2 toujours ñu nekk ci li nga xam ne mooy sujet bu am solo boobu di Léñaay war a waxtaane ay solution waxoon nañ ko ñu pare entretien bi avec les agriculteurs de Diokhob village le directeur de l'horticulture waaye ci solution yi ak ci impact yi sax yi indi ñu waral waxtaane deuxième solution bi nga xam ne dafa am solo loolu ndax dañoo wax désormais adaptation changement climatique yi dafa am lu mu jaxase ci ñun nit ñi bayee ci suuf si ci climat bi dafa am loo xam ne tamit ñun nit dañ ko doon faral di jëfandikoo depuis lu yàgg-yàgg sax la muy li nga xam ne mooy engrais chimique depuis quelques années nag ñoo ngi def attention bu baax a baax ci agriculture boobule ba tey ngay dégg terme boobu di wax agriculture bio nag dafa nekk agriculture boo xam ne mbay boo xam ne day sóor alam gi ana yan xeetu engrais la ñuy jëfandikoo ba duñu lor suuf si ba fruits ak légumes yi nga xam ne ñoo ngi koy bay ñu mën cee am impact yu positif ci suñu santé dañoo ñëw tey fi nga xam ne mooy Kër Guiley plus principalement ci société biotech nga xam ne société nationale di société sénégalaise ñoom engrais bio boobu dañ koy fabriquer dañoo nangul ubbi seeni buntu muy société nationale boo xamante ne dafay fabriquer engrais bio boobu di ko jox agriculteurs locaux yi ñu am ci ay résultats seeni experts la fas yéene séq ak waxtaan ñu wax ñu njariñ li ak ñoom nan lañ koy fabriquer ak dégg-dégg bi nga xam ne sax baykat yi am nañ ko ci engrais bio boobule.
monsieur Wane yow yaay directeur technique bu biotech nuyu naa la. merci beaucoup fay naa la. tey dañuy wax engrais bio ñu nar a jóge ci engrais chimique dem ci engrais bio lan moo tax ñu war a utiliser li nga xam ne mooy engrais bio. loolu moom question bu ma neex la parce que engrais bio lu muy faj ci gàllankoor yu ñuy dundee dafa bari. premièrement aduna lëmbee ñëpp xam nañ ne suufu mbay surtout Afrique suufu mbay dafa lott dee benn yoon suuf nag jàngkat yi gëstukat yi xam nañ ne suuf perte ko yomb na gaaw na mais régénérer ko beneen affaire. donc problème de régénérer sol bi te sol mooy mbay loo am engrais boo munti utiliser muy biochimique su sa sol su suufu mbay baaxul sa résultat day kii sans compter nag engrais chimique yi ñu tàmm utiliser dañu am lu ñuy bàyyi ci biir suuf si loo xam ne leneen ni wala ngaan ak ndox mi engrais bu ñu ciy teg gàncax bi tuuti la ciy jël lu si des day perte sa xaalis lay lott ba pare yàq su suuf léegi ñun ñu gëstu mais léegi lan la ñu mun a def pour loolu ñu yàq ko et puis ndox souvent day ñàkk su tawee mbayu taw la ñu am léegi ñu ngi xaw a commencé sax gérer assainissement ndox bi di def ay goutte à goutte ak ñoomin seen di bëtt ay teen te ñëpp xam nañ ne à l'unanimité matière organique nécessité woon bokk na ci téye ndox ci suuf bokk na dundal mala yi tax gàncax bi parce que mala yooyu ak gàncax bi la yàlla boole ñu dundandoo ñoom ñooy vrai liggéeykatu engrais parce que engrais boo fa def ñoom ñoo koy togg jox parce que gàncax bi dafa am nu muy formule bu muy lekkee formule boobu ci ndox la koy jëlee reen yi dem jëli ko mais loolu il faut mu am lu ko transformer lu ñuy wax ay micro-organismes yu nekk ci biir ñun nag léegi ne xool nañu mbay xool nañu àll kenn du fa arrosé kenn du fa fertiliser te lépp a nga fay sax mais am na lu tax ñu gëstu si loolu ñu xam ne ndekete suuf si am na nu ñu ko bindee loo xam ne suñ ko delloowaatee cëram mu jox ñu lu ñu bëgg ñun dañuy ñëw bu boobaa mottali rek ngir gàncax bi di ñëw gane si ñu mun ko jox moom lu muy lekk ba pare suuf si def liggéeyam bu ko yàlla bindee. bi ngeen defee gëstu ngeen gis benn xeetu engrais boo xam ne tey bio la nan ngeen koy fabriquer. fu mu nekk nii daal comme ñoom. ak nan lay sàmmee suñu alam aussi. voilà su lu ñuy sàmmee seen alam ak lu ñu koy fabriquer du dara lu dul compostage système de compostage. Il y a autant de systèmes de compostage que de matière organique. Ça veut dire que système bu nekk dafa am ci lu muy tontu donc processus biologique la boo xam ne dafa am nu muy dem matière organique buñ si dugal tamit dafa am valeur am donc léegi ñun dañu xool ci gëstu ci lu manqué ci suuf si ñu defar matière organique yoo xam ne ay tos ay ferñeent ak ay xob ak ay deret donc pour wane ne lépp nature bi jox nañu léegi ci loolu la ñuy def togg. maanaam loolu daal tey ku ko jëloon sax diw ko sa yaram. wala nga mos ko sax du la lor parce que c'est bio. mu ne lépp loo xam ne defar nañ ko te xam damay wax rek benn affaire mooy rappeler ne waaye léegi suñuy nar a comparer lu naturel lu yàlla ak lu doomu aadama defar amul comparaison bon c'est que jamono mooy dox wax bëri kërëb am système économique bu ñu teg moo ñu soppili loo doxalin waaye tubaab boobu soppi doxalin moo delluwaat ne leen doxalin bu ñu doon def juum nañu. engrais bio boobule lii moo ko mën a génne lu naturel la ñuy utiliser tey engrais bio boobu suñu commencé di ko utiliser lan la mën a defar. waaw déjà ñu jël ci xorom bi. problème xorom comme ñun ci tamit xam nañ ne bërëb yu bëri loolu bokk na ci seen xorom mais comme ni ñuy wax nii tamit moo tax ñu ne affaire bi du engrais rek soppi doxalin daf ci bokk ndaxte am na ay aménagement yoo xam ne système ndox xaw ma ndax bon jàng nañ ko kii ay affaire u plancton la yuy wàcc kii bi ndox bu xorome bi gën a yéeg ko beneen bi bon mais toujours est-il que ndox bu xorome mënoo ci lu bari waaye suuf su am xorom am nga ci pexeem am nga ci gis nga lu ñuy wax coque d'arachide bokk na ci ñoo xam ne bokk na ci ñuy wàññi séquestrer kii parce que ndox bi il faut mu am tuuti xorom ñàkk xorom amul c'est pas concentration. il faut mu am cafka mooy tax légumes yi di am tuuti cafka du lewet concentration xorom. mais xorom si moo ëpp léegi. voilà xorom si nu mu ëppee la léegi naka la ñu mën a def ba wàññi ko. pour gàncax bi bu ñëwee mu jël ko donc matière organique bi bokk na ci rôle am bokk nañu tamit ay choix yoo xam ne mënuñu ko wax fii parce que technique la. yoo xam ne c'est-à-dire tey ci seen engrais yéen
lu mel ne gerte boobu di wàññi xorom am na ci. am na ci ak ba pare nématicide la yoo xam ne suuf si nématode yàgg nga ko dégg sonal nit ñi en même temps am na pouvoir nématicide. antibiotique naturel la daal pour suuf si. da koy désinfecter naturellement. ñàkkum ndox bi tey su ñuy utiliser engrais bio nga xam ne ndox dafa commencé manqué ci àdduna bi ñëpp a ko seetlu ndax réchauffement climatique bi lan la si engrais boobu mën a def nan la mën a dimbalee baykat yi ci suñu amulee ndox. voilà ban économie d'eau lañ ci mën a def. voilà économie bi bari na parce que déjà comme ni mu wax ni suuf si. am na fu muy toll foo xam ne soo leen xoolee ne amoon na jamono joo xam ne yow doo fi def ndox te ndox bi da ngay dem fekk laal ko mu fekkaat fa comme jamono daan ne fu ndox doon nekk foofu kii mu tepp xaw ma. fu ndox daan taa soo fa demee fekk fa tepp. donc ça veut dire que suuf am na pouvoir denc ndox waaye jox ko lu mu yellee fa pour mun a la dencal ndox loolu lañ. léegi engrais bi nan la siy def économie d'eau. moom la ñuy wax rétention d'eau da koy permettre par matière organique yi ñu si teg am nañu yenn matière yoo xam ne végétal yi téye ndox bi dañ koy téye mu toog fa mu mel ni ku yore sa frigidaire saay boo soxlee jël ko donc ce qui fait que matière organique dafay am app bu baax si rétention ndox bi donc lu nga doon arrosé ñetti yoon xëj na chaque jour nga arrosé soo ci amee matière organique xëj na nga tëbal ñetti fan ba ñaari fan ngay arrosé. Monsieur Seck, le directeur de production de Biotech nuyu naa la. ñu ngi lay delloo nuyoo. fii benn champ test la produit yi ngeen di defar ci biir moom ngeen di indi fii xool lan lay joxe lan nga ñu mën a wax soo leen ko utiliser ci champ bi déjà suuf si ban façon suuf la ak lan ngeen seetlu ne bi ngeen ko fi defee am ngeen ko comme résultat. voilà comme ni nga ko waxee fii nii benn champ bu la ñu def test. foofu fii la ñuy defee les études pour xool produit bi nga xamante ne bii moom la ñuy. defar engrais bio bi waa bi nga xamante ne moom la ñuy defar. ban résultat la ñuy am buñ ko planté ba pare comme par exemple ak ni ñu def ak papaye. léegi bi ngeen ko fi defee en terme de rendement fii champ wu papaye la comme ni ñu ko gisee tey par rapport ak papaye yi nga xam ne ñoo ngi koy jaay. ci yeneen i tool yoo xam ne peut-être ñoom engrais chimique la ñuy utiliser lan mooy différence bi. voilà da ngay gis ni que par exemple papaye bi dafay gën a rëy mais aussi ñam bi dafay gën a neex dafay gën a saf suukar tu vois bon mu ute ak yeneen produits yi nga xamante ne yeneen papaye yi nga xamante ne da ngay kii mais. affaire du neex daal. voilà. ndax tey jàpp nga ne. expérience bi nga am parce que yaa géré lépp luy production di ut matière première bi di ko defar di ko jaay ndax jàpp nga ne tey mën nañu transition bi ñu wax pour jóge de l'agriculture chimique dem ci agriculture bio de l'engrais chimique dem ci agriculture bio lu mën a nekk la. absolument lu mën a nekk la parce que déjà dafa nekk lu nga xamante ne bii dafay protéger sol bi. ñun jamono ji ñuy wax ni am nañ capacité produire 50 000 tonnes. bu tey jii bu ñu état jàppale woon dinañ mën a servir tout le Sénégal bon du moment où aussi ñu ngi def ñu ngi jàngal. yenn baykat yi. ñenn ñi ñu ngi leen di jox defal ay formation donc maanaam transfert de technologie la nga xam-xam bi nga xamante ne am nañ ko ci. mën nañ koo jox ndaw yi ñoom tamit ñu mën ci kii mu gën a yaatal mbir mi. waaw. merci beaucoup. fleurir après dañ koy arrêter pour def ci alpha rouge bi. moom moo lay mën a jox grossissement fruit bi en plus tamit chair bi ci biir pour nga am chair orange bu papaye bi foo ñu def ci alpha rouge bi pour yenn attaques yi ci am nga xam ne ni mooy sonal gàncax papaye lu ci mel ne ay acarien am na fi produit yu ko mën a traiter lu ci mel ne ay bioar yooyu da koy traiter insectes yi sonal tamit am nañ limousin ak fert ak nu mu tudd insecticide yu koy traiter
yeneen yi nga xam ne ni pour maladie fongique yi nga xam ne ni ay bactéries moo koy indi ay microbe virus yooyu yëpp am na fi ferticin ak yeneen yu koy traité yëpp am na ci nématicin biñ fi am tamit mooy yuy joué ci nématode yi bu ko defee garab bi dafa am reen yoo xam ne day sonal reen bi da koy empêcher pour mu développer en tout cas daal en résumé processus yooyu la ñuy topp di ko poursuivre di ko. En tant que technicien agronome lan nga gis ne am na différence bi nga jëlee certainement jot nga expérimenter li nga xam ne mooy engrais chimique ak li nga xam ne mooy engrais bio bi lan mooy différence bi nga xam ne yow observé nga ko. différence bi am na ci bu dee arbre fruitier yi déjà goût bi du bokk. fi mu ne nii papaye bi nga xam ne ni on l'a traité avec les produits bio du bokk ak gi nga xam ne ni ay matières chimiques lañ utiliser pour am ko goût bi non seulement du bokk deux tamit pour conservation produit bi du bokk. maanaam fruit bi day gën a yàgg. day gën a yàgg boo ko exposé kër ga boo ko tegee kër ga conservation bi. du gaaw a yàqu voilà du gaaw a yàqu doo ci gis mooy kii yu blanche yooyu di am ci yenn fruits yi doo ko ci gis muy deux en plus tamit nu mu tëddee pour nga def matière organique bii ñu ciy def. li mu lay gën a arrangé mooy li ngay arrosé. fréquence yi mën nga ko wàññi bu demee ba garab bi dem à certain niveau parce que fi mu ne déjà boo xoolee ba léegi da ngay gis ni c'est humide loolu lan moo ko téye matière organique bi mooy mën a téye ndox bi ci suuf bi ba moment boobu. Thioubane nuyu naa la. maa ngi lay fay Yacine. tey yow yaay chargé dem si baykat yi ñu ci ëpp xamuñu engrais bio engrais chimique bi la ñu xam soo leen di ko wax sax lu si ëpp dañ la naan man xaw ma boobu li ma xam laay utiliser muy engrais chimique bi tey pour di leen convaincre ba ñuy utiliser produit bi nan la demee ndax lu yomb la wala jàpp nga ne sensibilisation bi liggéey la bu xam ne du lu yomb. Pour répondre à cette question, à vrai dire que la transition n'est pas aussi facile, mais on y va à crescendo. Donc, sur des messes toli, que vous voulez expliquer avantage next engrais bio, ils sont convaincus, ils sont même prêts à essayer de faire des tests. Seul ni ka def ba paré gis nañ sen bop mais le problème moy il y a pas un marché bio au Sénégal. Donc marché bio bu amone au Sénégal dina aider beaucoup producteurs yi nga xamné dañoo bëgg spécialiser wu ci production biologique bi parce que bu la ngay def sa intrant bio qui te revient un peu légèrement plus cher que l'intrant chimique mais au finish tu vas pas le marché bi nga xamné dañ ko mëna écouler donc agriculture conventionnelle ak agriculture biologique actuellement ils vendent au même prix. Donc l'installation d'un marché bio, ce sera vraiment adéquat pour commercialisation ou intrants biologiques. Ok, c'est-à-dire aujourd'hui, même pour des produits bio, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas encore ce marché bio il y a des waxtaan ak ñoom ñàkkul ne am nga ñoo ci jot a convaincre xam naa ne du benn du ñaar tamit ñi ko jot a utiliser yan retour lañ la jox réellement. Retour yi ma jox mooy satisfaction surtout côté conservation donc defoon nañ travail avec fédération des producteurs maraîchers des Niayes bi nekk Sangalkam donc bañ ko defee on a utilisé le poivron avec nos produits du poivron tamit avec produits conventionnels mais on a vu que suñu produit il a tenu plus de 7 jours que l'autre produit donc muy premier critère bi deuxième critère bi mooy bu fekkee ne grossissement bi parce que on a des engrais tamit yi nga xam ne on l'a spécialisé bu nga xam ne phase végétative la pour azote bi am beneen bi nga xam ne il intervient au niveau de la production donc boba on voit que il y a plus de production même départ bi avec l'engrais chimique nga def engrais chimique mun nga utiliser suñ produit tamit là-bas aussi on voit que tamit production bi day gën a yokku production bi day baax calibre bi on voit hausse de rendement bi on voit aussi la qualité au niveau de la conservation donc tey boo ñëwoon ci marché tu vois que le prix ne t'arrange pas parce que marché bi on peut dire que les prix sont très volatiles donc tu peux ramener ton produit et attendre 2 jours 3 jours pour que les prix grimpent encore. Pour que les prix grimpent donc mu nekk ne le naturel dafa jot le bio bi dafa jot merci Yacine. Merci Yacine.
Merci à la compagnie Biotech Service Biotech Sénégal, Service Sénégal pour nous avoir accordé cet entretien. Expertise la ñu soxla woon ci engrais bio bi merci ci ni ngeen ñu ubbilee seeni buntu ba ñu mën a jàng lu bëri ci li nga xam ne mooy jariñu engrais bio bi. Eh bien oui, c'est bien possible cette transition. Objectif PSE vert fii la ñuy yem pour tey di leen jox dig daje dans 15 jours inchallah dans Alam bi. D'ici là, faites tout pour que l'environnement soit l'affaire de tous. En tout cas, man Yacine ak Alam bi, l'environnement devient l'affaire de tous. Au revoir.